man c'est la première fois ma gis la keroog wax naa ko secrétaire ma ne ko su ma daje woon ak Habib ci mbedd mi xàmmee moo mais ñun ñoo doon def démb parce que say bienfait ak say affaire la ñu dégg ñun mu da nga jaral ñu ñun ñuy jóg di wax ak nit ñi ñu wax yoo xamante ni ñun tënkuñu ko fenn lu dul ci li nga def ba ñu ramasse ñu de 1h du matin jusqu'à 4h du matin on était à plus au premier arrondissement ñu lay remercier aussi lu bëri ci suñ ñaari éléments ya fa desoon ñu bàyyi leen léegi Habib ñu lay remercier aussi ci loolu acte bu rafet boobu nga def ñun aussi ay jeunes la ñun tamit bëgg nañ dara comme ni nga bëggee dara aussi duñ topp koo xamante ni bëggul dara comme ñun niñ bëggee dara parce que ñun aussi suñuy parents ñun lañ yaakaar suñuy famille ñëpp ñun lañ yaakaar aussi am nañ aussi loo xamante ni bëgg nañ ko def suba comme ni nga doonee nii tey ñun bëgg nañ suba ñun tamit toog ak public di wax ñu ni déglu kon ñun bu ñu nekkee ay jeunes peut-être jàng nañ mais suñu jàng peut-être sori nam soriwul parce que am na leneen lu ñu gën a bëgg ndax suñuy yaay yoruñu suñuy papa yoruñu te ñu nekk ci kaw di yor à chaque fois ñooy gën a yor ñi nekk ci suuf di ñaax à chaque fois ñooy gën a ñaax yow tey boo jugee di bëgg a dox ci tànk yooyu noonu millionnaires yi bëri na fi de milliardaires yi bëri na musuma dégg Habib est un millionnaire ou milliardaire mais say bienfait bu ko millionnaire defoon wala milliardaire def benn entreprise boo xamante ni ici à Thiès yoo xamante ni benn milliardaire jug na bëri na ay milliardaires yoo xamante ni ñoo ngi fi parce que au niveau mondial la ñuy wax banque suisse ku amul 100 milliards doo inscrire doo am compte foofu banque suisse te bu ñu xoolee ñu ni ay sénégalais kese ñoo fa am ay compte bancaire Baba Diaw mi ngi fi Thiès la dëkk mais est-ce que mën nañ ñooñu milliardaires yooyu ñuy dëgg Sénégal wala Thiès fii sax ñuy wax est-ce que kenn mën na ci ibbi entreprise boo xamante ni ñun jeunes yi ñoo xamante ni xëyuñu gontuñu jànguñu defuñu dara mais dañuy xëy ci Jakarta yeeg fu ne la ñuy lijjantee weccit pour dimbali suñuy wayjur Habib créé benn affaire ñun Habib amuñu leen luñ la mën a wax man ak ñi ma àndal ñëpp laay waxal parce que man ak ñi ma àndal laay wax man kese waxuma ñun Habib leen lañ lay wax que ñun aussi ñu ngi sa ginnaaw jusqu'à la mort et on est fiers de toi. mu ne nag am na yoo xam ne nangul woon sax ma wax ko mais man moom damay koo xam ne damay bëgg muy leer waaw mais fi mu toog nii rek joxe na fi suukaru koor pour jeunesse bi joxe na 500 000 waaw pour def ko nag damay leeral def ko nag parce que daf koy soog a def ou bien daf ko def pour neexal leen lu mu yàgg a def la lu mu tàmm def la te lu muy def. gis naa la te doy nga ma macha allah ma xool sedd na guy ndax liñ fi wax man nag Thiali laa dëkk Fama Sow laa tudd Thiali monument bëgg naa nag nga dugg Thiali monument ñi xam ne ñëw nga parce que am na ñu fa ne te dama bëgg yow nga ñëw daanal leen te man dinaa la jàppal tax am na ñu ma àndal ñu ngi nii toog sama wax nag du bëri ndax mun ma wax bu mbooloo waaye dama lay ñaan ngir yàlla rek nga dugg Thiali daanal waa Thiali ba ñu xam ne Habib Niang dugg na biir Thiali loolu rek laa bëgg te rahmatullah bi may dégg fii di nekk Thiali dama bëgg mu ñëw ñu ànd booloo ñu liggéey jàppale la merci. président wax ju neex dafa mel ni lem wax ju neex dafa mel ni lem ci làmmiñ la jëm ñu tàqamti ko waaye boo xoolee leader yi nekk Thiès wax ju neex ji ci nopp yi lañ koy def waaye lem ci làmmiñ la jëm te mel na ni mouvement bi ñi fi nekk ñu ngi tàqamti ko dëgg la wala dëgg man nag dëkkuma jaxaaw xam nga loo fi indi dëkk Thiès bokk Sénégal ma gis seen t-shirt yi ngeen def ci Habib Niang mouvement bi day suqali Sénégal Sénégal loolu lañ soxla looloo ma fi indi dama wax gisee sànq ne ko waa Thiès xanaa dañoo wérul wala du leen dal leader bu mel nii moo jafe Thiès yëkkati mbagg ak xaalis wala xam-xam yóbbuwu leen xam nga lu leen yóbbu ak taalibe mooy suufeel sa bopp woyof ànd ak ñëpp koo gis teg ko sa bopp koo gis defe ne moo la gën te loolu muy si moom
benn yoon lañ jot a gisee mooy bi muy dimbali académie bi bërki dem lañ fi ñëw mu jox ñu ay équipement wax nañ ko sànq souligné nañ ko muy action de développement ma daan ko dégg aussi à travers les femmes muy soutenir les femmes ba keroog yàlla def ñu daje académie ba mu ñëw def promesse tenir ko samedi ba ci topp kon c'est un homme de parole te loolu moo jafe ci jamono jii kaddu dafa tumuranke Sénégal daf ci tumuranke te moom kaddoom da koy sàmm kon bu yeboo ngeen jàpp ko les tonneaux vides font beaucoup de bruit le leader qui parle à Thiès je dis bien le leader qui parle à Thiès du ñoom kii la dama gis nag ci t-shirt yi ngeen def ci ngeen ñu yaatal pour suqali Sénégal may laaj ndax Habib ba nga am ambition présidentielle ou pas. jërëjëf. maa ngi tudd Awa Sylla doole Marème Faye Sall bu mel na Fall man ci famille laa bokk dama bëgg a seedeel Habib rek ci jeunes yi ndax damaa dugg ak famille ba Habib defal leen ay formation gunge leen ak ay matériel ma xam ne Habib mii moo ko yor ndax ku lay jàngal nuy nappee moo gën ki lay jox à chaque fois mam Habib première fois bi ma fi ñëwee affaire lettre yi bi ma doon déposé ci Marème Faye Sall moo ma fi indi woon mais ba ma dégloo waxtaanam ci laa rallier ci moom jàppale ko te boole boog bu ma jox dara mais Habib comme li kiy wax rek laay séeréer lu mu la wax def ko nit ki franchise moom ngay jàppee doomu aadama nit ki xaalis bi fi leen koy bàyyi mais nit day dëggu wax li muy def bu doon milliard lan may taxawal sama kanam di ma ko jox waxoon naa la ko te dinaa la ko waxaat soxlawuma loolu man dëgg laa xam dëgg laay dund te moom laa bëgg moo tax képp ku koy dund damay fier ànd ak yow moo tax ba sama jeunesse yi di samp seen association dama leen ko tuddee leen ko Habib ànd suqali mel na fa keroog le premier mai lañ ko doon def réccu wuñ ko ñoom ñi ngi koy wax sax ñu ngi nii ci biir ñoom ñëpp nee na ñoom li ñu yéex mooy li ñu yéex a xam Habib mais 2 semaines yi ñu ko xam gis nañ ci seen bopp bu baax te yàlla nañu yàlla lafal cat may nu dollu nu wér ak sutura ak teraanga ba local yi ñëw incha allah di nga xam ne Habib lebal nga ay gor yu mat a lebal maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa. Comme Ndiaye nee na ragal pété day xëy jël Habib Niang li muy def yëpp ku ñëw fii wax dëgg yàlla li muy def yëpp ku ñëw fii di nga gis te di nga dégg te aussi tamit man mii sax léegi laa dégg ne il a décroché des bourses mais loolu c'est quelque chose ñun pour suñu doom yi pour suñu jabaat yi fekkee da ngay dem di wuti di dem ñeneen am benn leader boo xam ne ku ñëw jege la nekk sa wet ñëw di la jàppale mais kooku da nga war a accroché yu ci moom di leen xam ne jeunesse bi da ngeen góorgóorlu vraiment di xamal tamit ñun au niveau du collège Jaxasuuf créé nañ les jeunes créé nañ benn bureau ba Iba Ndiaye mooy président bi Sidi mi ngi ci biir moi je suis membre du conseil te aussi tamit di conseil jeunesse bi di sama bureau bi di leen conseiller di leen xalaatal di leen kii yëpp vraiment di leen encouragé man nag je suis cheminot la dama ànd ak Habib Niang ci cadre liggéey comme dafa ñëw Thiès pour liggéey Thiès cadre boobu la ànd ak moom wasalaam. Ce dernier-là, s'il demande la mairie, il l'aura. di leen wax nag kii jàppale ko dafa mel ni bal fenn xam nga boo ko dóoree ci liir bi day dellu ci yow kon ça veut dire ñun jàppale wu ñu kii de suñu bopp la ñuy jàppale man waxuma keneen de mais tey dinaa leen wax leen gis ngeen kii su fekkente ne pour mu mënoon nekk élection su fekkente ne dañ ko doon élection man ma dem campagne sama gox Kolda wala Yacine buñ defee élection rek dinañ ko yóbbu. bu ne rek nañ ko jàppale ngir yàlla nañu rëy suñu bëgg-bëgg nañu rëy suñu aaj yi ñu dem jàppale ndax xam nañu comme li ma leen wax sànq rek bal teg suñu bu dooree ci mbir bi rek ci ñun lay jël boo amee rek ci ñun lay ñëw. sama mbokk Jakarta maa ngi ñëw nañ nag ak masse bu am doole. suñu ànd ak nit dañuy ànd ak moom ci li nga xamante ni mooy ànd ak moom ba jeex tàkk ñi nga gis nii ñëpp man ak ñoom ñoo bokk arrêt wax dëgg yàlla ñëw nañ wuy si woote bi gis nañ aussi taxawaay bi di wax ne li ñuy wax ndolal da cee am ndax keroog sa biir discours yaa ngi wax ne Jakarta maa ni ñëpp a ci nekk ay étudiants ngi ci ay élèves a ngi ci
ay ñoo xamante ni ay diplôme professionnel la ñu bëgg ñu ngi ci kon suñ ñëwee ñu dégg bourse étude kon loolu wax dëgg yàlla day gën a dalalaat suñu xel beneen yoon di wax ne du dara sax moo tax ma koy wax j'ai fréquenté l'université Cheikh Anta Diop gis naa ñu bëri suñ bëggoon bourse yi dañuy dem au niveau de la mairie de Parcelles wala bu Golf wala bu feneen pour wut ay bourse d'étude kon yow mi nga xamante ni yaa ngi joxewaale bourse d'étude te nekk koo maire kon loolu dama naan loolu xam sant lañ la ci def di la ci gërëm bu baax a baax di wax ne nag ba tey ñu ngi ànd ak yow c'est-à-dire wax ci biir nit moo métti te ñi ma àndal ñi ñëpp ku ci nekk daf ma jox kàddoom pour ma wax day métti foofu lay yemale kàddu yi rek di wax sama gars yi ñu ngi ci dari ginnaaw Habib Niang lépp loo xamante ni liggéey la incha allah rabbi ñun dinañ ci teg suñu tànk dafa nekk ne Jakarta soo jëlee temps rek presque journée bi day xaw a métti moo tax présentiel yenn saa yi gars yu bëri am na ñoo xam ne sax duñu mën a ñëw parce que lu ci nekk xam nga da ngay dóor marto pour mën a yóbbu sa kër donc soxla nañ ku ñu dimbali am na yoo ñu fi wanoon ba tey mu ngi ci ñun waxtaan naa ko gars yi ñoom ñëpp mu ngi ci sa ginnaaw di la wax ne wax moo métti rek maa ngi jégalu ci kàddu gi. tey moo nekk suñu deuxième rencontre ak yow la première fois c'était ici même c'était un samedi soir d'après ñu fi nekkul woon on était venu ici à exposer nos problèmes ñu nekk fi di wax suñu problème il y a notre secrétaire de la communication ko xam ne amul woon téléphone mu exposé ko problème am mu jënd téléphone ci saa si jox ko am na ay jeunes yu nekkoon fii tamit ñoo xam ne dañoo soxla woon ay formation d'après am na ay jeunes yuy def ay formation à cause de moom mu lijjanti ko man tamit j'avais un problème d'orientation à l'université léegi d'après mu lijjantil ma te dañ ma doon laaj benn certificat médical ci xaalis bu cher après bi ma ko expliqué mu lijjanti leen merci beaucoup encore te aussi mu nekk suñu deuxième rencontre d'après ñun lenn rek lañ lay wax comme ni nga ko defee woon la première fois moo tax heure boo ñu woowee nous serons très heureux de venir te rencontrer parce que bariwul mais gis nañ li ngay def parce que première fois ba rek confirmé nañ ko léegi ñun jeune Médina Fall comme ni nga ko defee ak suñu yaay yaa formation eau de javel bi savon bi yëpp gis nañ ko léegi nous sommes prêts pour te venir en aide di la jàppale pour te dire que ñun ñu ngi sa ginnaaw à chaque fois heure boo ñu woowee rek lu mu ci mënti doon dinañ ñëw rejoindre merci beaucoup. parce que ba ñëw suñu ko jàppale suñu jigéen ñi jàppale suñu yaay yi ci seen affaire yi dafa leen formation eau de javel ak lépp ba ñëpp ñu ci góorgóorlu mu ñëw suñu kër fekk ko inondation bu metti mu ñëw nemeeguñu ba gisoo ba tey nag koy jàpp man nag maa représenté jënu saako kaw yëpp te lu mu wax nag saako ndox ñu am solo parce que tey man étudiant laa dem naa di desee tout mais bourse yi mu wax nii bëri na ay politiciens yi fi ñëw may nit ñee bourse mais may nit bourse taxul ku dem jàng parce que da nga may bourse ba pare may inscription parce que inscription yombul te la may nit bourse boo ko ñu inscription bourse da ngay teg nee rek parce que inscription ñu defee formation ay 200 000 ay 300 000 te dégg nañ ci biir waxam léegi day may nit ñi bourse ba pare rek la inscription yi kon loolu yombul ñoo si entamé man nag tey waa Tànqaw dañu maa yónni parce que xam nga sax ba xam na kaa war a direct xam nga ba xam na kaa war a indirect waaw parce que dañoo am fan yee benn naqar ñu dal foofu suñu koñ ci ginnaaw dafa am boobu benn tent fa ay xale doom du fa foofu ba am benn xale dugg si biir ñaa dem mu faax ñu nekk loo xam ne waa comme ñëpp war a jooy nañ ko ñoo fes fa dell man nag tey dama lay ñaan nga ñëw sa koñ ba bu ñu amee temps tey li ñu bëgg mooy juste ku ñu ko tëjee ak dimbali ci ay lamp parce que loolu soo ko defee xam naa ne waa tam dina la gën a jàpp surtout jeunesse bi parce que mag ñi moom jàpp na la mais def benn acte bu noble tamit dina tax nit ñi gën la jàpp man tey su ma ñëwee su ma la gisee dinaa jàllale message bi parce que loolu sama gox la sama ginnaaw kër nekk na loo xamante ni ci yow laa yaakaar nga dimbali ñu si Habib Niang yi dama koo yàgg dégg chaque jour dama koy bëgg a gis ba remercier ko li mu def école Thiona ndax Thiona yàgg naa suñu sama rakk jëpp foofu la ñuy jaay mosuñoo am ndox bu ñuy jaay dañuy wut ay bidon def ci ndox yóbbu pour ñu naan toilette bu baax sax amuñu ko baa yu baax ñu toog sax amuñu yàlla Habib Niang yi moo tax ñu am ay baa yu ñu toog ay man Thiona laa dëkk mais bi ñuy tabax kii bi ñuy defar tali boobu lañ toj suñu kër ba tey ban at ba tey fi ñu dokk amuñu ko lii ñu toog xam na li may wax sama papa dafa teel a gaari ñu nekkal suñu yaay doole mu kibu mais dama teel a bàyyi jàng ba tey
fi ñu dëkk am ñu fi dëkk mais sant yàlla bu baax a baax ndax sama rakk yi jigéen sama yaay amul doom bu góor man maay taaw mais man maa leen yor waaye sant yàlla Habib Niang yaa ñu jàppale mais bu dul woon yow dina gën a ñaaw su ma doon doxee pousse sax foo ma woo dinaa la wuyu ndax parce que démb dama gis boo téléphone ne ma dañoo am réunion ak Habib Niang samedi 10 heures ma ne même bu doon nit ñi sax dinaa ñëw ba démb yow yaa ma woo ma ne lu ma mën a jàpp ma tàggu sama jëkkër mu ne ma def ma expliqué ko affaire yu baax yëpp yi ngay def mu ne ma kooku jara jàppale la maa ngi sant tamit Nabou Mbaye bi ñu ma ci dugal mais réccu moo ko benn yoon sama yaay dara pël lay sëy xam na ko bu baax ndax yaa leen may ay matériel ay ci nag yooyu yëpp lu baax li ngay def Habib Niang ci weeru góor yal na la ko yàlla fay ak na yàq su ma doon doxee pour sax foo ma boo dinaa la wuyu si yow ak ndax jaral nga ma loolu ñu dara de mais nag da nga jàppale nga war a jàppale rek nga xamante ne ay ñëpp doole lañ ku leen di nax naa dinaa leen defal lii dinaa leen leen yàlla xam nga ne doo leen defal dara man du ma tàng ci Idrissa Seck laa nekk mais bu ñu defee def yu jëf yu ñaaw yëpp ba tey maa ko bàyyi du ma fekk moom bu ma amal lu jëriñ ma la koy bu ma amal njëriñ moom laa koy coona yow xam nga ascension bu baax sama nijaay coona Macky Sall indi moo fa doon baax mais ren Macky Sall moo fa gën yëpp ndax def ci jaar def ci baax li fa def ci ko coona moo tax ñu jàppale maa lay gërëm di la sant li nga bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla may dara ay dellu ginnaaw ba tey bàyyi nañ ndax nag ay xale lañu même bu ñu amul ci lu ñu jàppit ñu ngeeg suñu doole ñu ngeeg suñu ngor te ngor nga ñu ji moo tax ñu ànd ak yow des ak yow ba fii ñu toll bu ñuy wax ci yow ci cadre social tey duñ fi ñëw soxna si li mu wax daa waxe xol mais xol bi mu waxee tey fii am na ci ñoo xam ne boo ci dégg micro bi dina waxee xol parce que am na foo jaar ak moom yàlla lañ lay bàyyi nee naa la lii boo ci amul daraay àdduna tamit di nga ci am fayu sunu borom ëllëg bourse yi nga mujjee indi man ci sama loxo am na étudiants yoo xam ne seen i inscription ci sama loxo moo ko teg te ci weeru koor la ñu nekk ku wàññiwul bàkkaar wala yokk dara man loolu xam naa ci dara ak yeneen suukaru koor bi nga jox jeunesse bi ci mag ñi nga koy njëkk amul ku ko mën a waat fii korite soble yeeg pompeteer yi mu ngi dugg ci suñu kër yi tam xarit cere yi nga xam ne yow yaa defal jigéen ñi formation yi mu ngi dugg ci suñu kër yi saabu yeeg eau de javel yi mën naa ne léegi sunu yaay yi presque jënditeetuñ ko ci marché yi parce que ñoom ñoo koy defaral seen bopp di ko jaayante ci seen biir école yi sunu rakk yi fi nekk li nga leen defal ñun nga ko defal sunu papa yi nga ko defal sunu yaay yi nga ko defal parce que seen fourniture école yi yaa ngi ci ndox yi amul woon ci école yi yaa ngi ci électricité bi nga xam ne dafa manqué woon ci école yi lépp yaa ngi ci lii baax ci yow yëpp nga di ko def tey buñ fi toogee di ko lim duñ fi jógee dañ lay bàyyi ak yàlla bi élection yi jeexee président woo na la bu la poste ñoroon heure bii doo fi toog kon yaa nga Dakar te yaa ngi yor ci poste yu mag yi mais dara ñoru la lu dul Thiès loo liggéey Dakar loo liggéey di Dakar rek daw nga indi ñoo jox ñu ko du ma wax sax mag ñi jeunesse bi ñun yàq war a ñu dañoo war di defar parce que nit bu la nekkalee ci naaj bi nga toog ci kër gi da nga koo war di jàppale loolu moo ñu war parce que Habib lu mu am Dakar lu mu liggéeyati Dakar rek daw la ko indi jox ñu ko ñun fii wàccee kon kii amuñu fayal yow waxuma la zone nord bi nga xam ne moom ngay réclamé mais mairie Thiès sa boo ko laajee war nga koo mën a am. damaa nekk étudiant di def formation en transport logistique yaa nga def maam stage Transrail te ci feebar laa dëkk saa yu méttee Habib Niang yow laa gis bu tubaab daal bindul moo gën a rëy merci waaye pour ñu tey ci loolu jërëjëf. loolu rek mooy sant yàlla parce que doon nañ fi daje duñu sax feesal saal donc comme ni ko président waxee rek défi la ñu lancé woon bi mu ñuy jox suñu magistère ñëpp dañ toog mu ne lancé naa le défi bi nag defe naa ni ñu ngi jéem relever ko parce que yombul ku xam comme ni nga ko waxee mbootaay jiite ko dafa metti
lu nekk di nga ko gis lu nekk di nga ko dégg mais ñun ñoo nangu jiite donc lu ñëw dinañ ko encaisser bu ngeen xoolee président ni mu ñëwee léegi mooy fast track la ñëwee il s'inscrit sous la logique du président lépp day gaaw li muy def da koy def sans wax te loolu jeunesse bi dañ ko mérito parce que jeunesse dañ doon jàpp muy dëgër ñuy jàpp ñuy former suñu yaay ñuy jàpp ok lii nii tey président dama ko ci sant bu baax a baax ñu ngi réunion waaye ñëpp ñëw toog salle bi fees dell presse bi ñëw c'est la première fois que jeunesse bi réunie ok presse bi ñëw et loolu tamit initiative bu ma saluer la bu ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm waaw lii rek da leen di wan ni waxul daf leen délaissé woon ci premier mandat bi en quelque sorte noonu laa koy woowee sax premier mandat bi mais loo gis rek dafa am yoon suñu yaay yi la commencé parce que yaay boo formé rek formé nga toute une nation jigéen boo formé rek defar nga àdduna moo tax fii ñëwuñu rek pëccoxoo comme ni nga ko waxee on est très structuré ak lépp lu ñuy def ci logique lañ koy def dafa ñëw ne xaaral ma commencé suñu yaay yi suñu paree ñu wàcc ci ndaw yi papa moom jarul formé nga doom formé nga yaay papa am nga ko donc logique boobu la ñuy liggéeyee dajale fi jeunes yu toll nii dafa métti jeunes yoo xam ne joxoo leen dërëm nit ñi fu nekk lañ jóge depuis démb si guddi sama téléphone bi coach dama am cours mais dinaa def le tout ba ñëw ku nekk a ngi woote mais Habib moo leen ko jaral am na ay jeunes yoo xam ne dañu am feneen fu ñu bokkoon waaw bari nañ fi ci salle bi tey ñu ne kat présidentielle yi peut-être dafa am feneen fu ñu nekkoon mais bii élection suñu gox la te il faut ñu jël kenn koo xamante ni mu ngi ci biir gox bi nekk jeune comme ñun di def loo xam ne c'est du concret loo xam ne kenn mësu ko fee gis ci politique donc ñun pare nañu pour ñëw ànd ak yéen fu ngeen ñu dugal ñu dugg fa nag ay poste tax ñoo jóg gars yi dama bëgg ngeen tàccul ma gars yooyu ci bi mu def léegi fii la ñu toog léegi nit ne ma dafa am ñoo xam ne dañ doon remplir ay fiche ba ñu jàpp leen ci saa si comme ni ma koy waxee rek mooy politique bi muy def ci saa si la woote kilifa yi ci kaw gars yi ñu ngi woote pour bàyyi leen gars yi dama bëgg ngeen tàccul ma Habib bu baax a baax li may wax nii c'est pas dañ koy wax mu ngi ni du ma ko raay fenn du ma ko waaye ñu ne bàyyi nañ leen ñu ngi ne ci ginnaaw waaw gis ngeen àdduna c'est pas xaalis bi ñu lay jox c'est pas matériel bi ñu lay jox àdduna ay acte la ay acte yu ndaw mun nga ci am nit ba keroog ngay dee dañu dem du ma ko noppi di ko nettali parce que ay jeunes ñoo tase tey il faut ñuy waxante dëgg dañu dem élection présidentielle yi fenn kër benn kilifa du ma tudd turam bi ñu toogee am benn kilifa bu jug ne Habib waxal sa agent de sécurité yi ñu génn salle Habib jug na leen xanaa yéen ngeen génn mais fii kenn du fi génn parce que ñii ay doomu jaxaaw lañu ñii ay doomu zone nord carte bi nga am pour voter moom la ñu am pour voter pour wan la rek humanité bi mu am humanisme bu mu am ci nit moom nit rek moo ko saf nit rek munoo ko jaay lenn lu ko saf lu dul nite donc ci nite boobu la lay woo dafa ñëw lancer ñu benn défi encore ci élection locale yi élection locale dafa am ñaari défi bi ci njëkk mooy nit ñi xamuñu ko dañuy dem ba ci jour bi sax duñu xam ndax élection am na ci dëkk bi ñun jeunesse bi dañu takk suñu dàll sensibiliser dugg koñ ak koñ ku bëggul woon voter sax ñu def ba nga voter jàpp wax parce que kii sensibiliser Habib dafa yomb duggal ci kër rek nga ne Habib ñaa ñu jox la chaise nga toog may la ndox nga naan parce que foo dugg ci Thiès Habib teg na fa tànkam te teg na fa daal du loo xamante ni nii day ñëw teg fa ay milliards ou bien wax non ay détails la yoo xamante ni nii nit nga ci am na ñoo xam ne ñu ngi woor te amuñu luñ ndogoo wàcc leen ci suuf lu ndaw li may joxe ma participer ko ci sama gox donc ñun ndaw yi tey luñ jàppoon dañ koy bàyyi dugg ci bus bi dem Medina Fall di leen xamal ni comme siège bi fii la ko def muy jaxaw dafa ne jaxaw day am benn boo xam ne en permanence chaque jour day am ndogu fii ravitaillement donc gars yi loolu waaw kii même boo àndul ak moom neex naa àndal ñun jeunes yi fi nekk dañoo dépassé ku ñu nax dañoo dépassé ci man kii laa àndal kii laa faral dangay xool ki la amal njëriñ nga ànd ak moom parce que suñu yaay yi sonn na moom wax na ko léegi fii kër goo fi dem yaay yi ñooy joxe dépense ba léegi
waaw pourquoi parce que jeunesse bi amuñ fuñ jàpp da ngay toog ne duma politique ou bien kee laay sànni sama carte xamoo ko sax kooku bu faloo askanam lay defar de xamul ku dëkk Jaxaw bu fekkee feneen la dëkk xamul ku dëkk R100 ou bien feneen. su ko neexoon moom Habib day xëy toog wala mu dem nekk ci leneen suñu borom dimbali na ko ba am na lu mu mën a sutura moom ak njabootam mais ba tey xaddiwul mais moom su xaddiwulee nag pourquoi ñun ñuy xaddi te li muy def dafa ko pour boppam askan bi moo ko tax a jóg Jaxaw moo ko tax a jóg zone nord moo ko tax a jóg donc pourquoi pas ñu ànd ak moom liggéey rek moo wóor ci loolu nag dama ci vraiment féliciter ñi nga xamante ne ñoo staffam bi ànd ak moom dafa am benn slogan boo xamante ne daf ci nekk actuellement nii moom la ñuy doxee te moom la ñu bëgg jeunesse bi doxee ko te commencé nañ ko doxee mooy wax tuuti jëf lu bari Habib soo xoolee xam ni dara boolewu ko ak ay wax lu mu mën danaan la mën naa ko ci saa si lu mu mënoo mën a nañ ànd dem wuti ko kooku je pense que leader bu baax noonu lay ànd ak askan bi ma ne nag di leen ñaax bu baax fu waaye mën a nekk fu ne ki la jege nga wax ak moom ñu jënd carte yi wéyee liggéey bi te xam ne li ci des bareetul trop Habib mi ngi ci jigéen ñi mi ngi ci góor ñi mi ngi ci jeunesse bi mais lii yombul ban leader politique nga gis actuellement nii mu dajale mbooloo ñaar wala ñett amul moom mu dajale ñii tey ji indi fi ay bourse mais ku ne xam na ni nit ku ne boo juddoo ba toll ci âge bi nga am nii mais njàng dafa la war mu indil la bourse tey tegal la sa dërëm du ci dem jël ay jeunes formé leen ci maintenance informatique ñu génn yor seen ay diplôme fu ñu bëgg a dem liggéey fa def na ko te ñenn ñi ba mu koy def xamul seen papa xamul seen yaay xamul fu ñu dëkk xamul nuñ tudd kon je pense que kooku su la joxee ndékki bu la nee di nga reer nga ko mën gëm li fi nekk nag mooy nañ bàyyi yenn yi li ñuy bàyyi mooy ànd di jaayante suñu wéetee jëwante loolu c'est pas bon ci mbooloo mu mënti nekk nag loolu moom bien boo nit ñi di ko éviter mouvement bi ma bëgg leen xamal ni amul ku bees amul ku màgget ku fi dugg tey yaa ki fi nekkoon 50 ans yéen a yem même pied d'égalité li ñu ñor mooy kan moo mën a indil mouvement bi njëriñ loolu la ñuy seet actuellement ni ku ko mën a indil njëriñ moom la ñuy seet réew nag boo ci nekkee doo xaar lu la réew mi defal jugal defal sa réew ba pare gox boo ci dëkkee jugal defal sa gox ba pare leneen loolu ci fekk la ci bàyyiwul nag benn couche ñu ngi ci sport bi gis ngeen barki Dembo Ndiaye matériel bi mu fi joxe kenn xamul lu mu toll. kon nag Habib bu yeboo sant yàlla bu baax te xam ne mi ngi liggéey ñi ci gannaawam tamit ñi ngi liggéey lenn rek laa am lu may wax ci jeunesse yi mooy jàpp leen bu baax ndax Habib ñun kat ñun jigéen ñun jàpp nañ ko ñun ndax xam nañ ne c'est un homme social koo xam ne du tànkam lu dara mi ngi ci jigéen ñi mi ngi ci jeunes yi mi ngi ci mag ñi moom li ko ñor mooy avancement zone nord te avancement zone nord nag comme moom la bëgg kon nag ñun li ñu war a def mooy jàppale ko mu am ci ndam ndax ku ci nekk boo toogee ci sa ruq xalaat ne man kat dama engagé wu ci Habib kon nag damay dem ba jeex man maay Habib Niang fi ma nekk di nga liggéey kon ndax Habib am ndam fii ci zone nord bi ndax Habib bu ko neexoon toog fee ci bureau toog Dakar li mu am mu lekk ko waaye defu ko dafa ñëw fii Thiès di jàppale jeunes yi jàppale jigéen ñi kon nag ñun bu ñu amee ngor dañu ko war a delloo pièce bi en retour ñu ànd liggéey boole xol yi te xam ne mbooloo moo doole bu ñu ko defee incha allah dinañ am ndam. ñun politique développement ñu askan bi moo tax ñëpp moo tax président mënu jox ñëpp liggéey il faut que les bonnes volontés ñu gëm seen bopp gëm seen gox defar loolu mais si da nga fii y a des multimilliardaires qui sont à Thiès ni nga fii mais ni tëdd sa àll tëdd na rek c'est pas ça il faut que les gens xool ñoo liggéeyal jàppale askan bi man de tant que maa ngi dund biir suuf yëpp lu mu am dama koy sédd askan bi projet bu ma xalaat luy jëmee kanam lu muy jëmee kanam naa ko proposé naa ko wax man mi di loo wax naa ko fii am na fii ñi nga xam ne dès le bu ñu commencé dès le début laa jël Yunus mi dañ ñëw ni ma dañ la bëgg a proposé PCA ma ne ko soxluma PCA si ma rek la yem man li ma bëgg mooy luy jëmale askan bi kanam ñi ma àndal fa laa ñu dugal man c'est ça ma vision man duma politique intérêt li may def mooy dama bëgg ñëpp ku ne gis sa bopp maa ngi sant yàlla ñu seen cadre de l'administration mun naa am yàlla mooy suturu mu am maa ngi koy suturu ak mun naa sama jëm ay samay mbokk mais dama mën a il faut ma yaatal mbir bi si loolu nag boo xoolee képp ku xam ne Habib Niang nekk dans le l'ONG dans le social da nga ñu ànd ak moom liggéey
vraiment jox rek man du ma yem fii man li ma yittal mooy toujours li may wax ñun amuñu alal bu ñu mayee mais dañu jàng toujours nit ñi ñàpp a jën gis nga formation bourse yi nii wallahi azim barki démb laa ko lijjante démb nañ ma ko indi sama bureau nekkoon di bind mu ne ma léegi bu sa gars yi remplir bu ñu paree rek boo ko indee ma defar avis recommandé yi suba gars yi commencé ma ne ko ah mais nag gars yi ñu commencé jàng parce que école mu ne non mun nañ ko téye ba année prochaine dem yaa ngi ci donc c'est des gens yoo xam ne aussi ils sont dans le social ay ONG nañu yore vraiment di gis li may def action yi may def Thiès ni ma loolu yow ko jar jàppale nga laaju ñu ma dërëm nag kii bi rek laay joxe bay frais d'inscription rek laay joxe pare nañ si pour di aussi tamit lii c'est le début am na aussi yeneen formation yi ñëw formation yaa ngi ñëw comme réparation décoder portable yi taxaw na li may xaar mooy effectivement erreur bi si man la woon parce que dafa xawoon métti si benn côté parce que dañoo nit boo doon benn loxo day métti tey boo xoolee leader bëri nit ñu croisé leen loxo di xaar ah non man président laa xaar jàppale naa ko non man du noonu gis nga politique bu xaar président dama la sa gox sa bopp da ngay dem même bu amul dërëm dama sàmmante nit yi nga leen lii laa gis lii laa xalaat dañ ko def mu ngi defee jàll man contre ma kenn sama allié principal mooy leen kii nga xam ne moom laa jàppale nëbbu ma ko wax naa ko c'est le président Macky Sall lu nekk ni dégg na ko di ko non kii il faut un peu vigilant sur lui defal ndànk ni nangam mais xam na bu xamoon ni bu doon moom fii lay tax en plus ma ne antuma président mais du ko def bu ma xanaa mu woon ma li nga xam ne man taxul ànd moom ma wax ko li may wax rek mooy vraiment di kontaan si yow di leen masu tamit parce que affaire bi vraiment ça me fait mal day mel comme man la bu di que man je me mets à la place de vous su amateur li ma leen di ñaan rek mooy nekk leen si yoonu jub rek bu leen dugg si leen xam ne ay musiba la indi parce que li may wax mooy dans mon mouvement j'ai vraiment des gens civilisés des gens yoo xam ne gens gentleman xam ne kenn du leen tudd si ay problème ñu àndandoo dóorandoo li nga xam ne lu am solo la dinaa gën a rapproché aussi yéen soit ngeen yéen ñi nga xam ne animateur nañ tamit ngeen proposé un programme bu xam ne bu ñu ko defee tamit ni ngeen jàppale def nañ fi information maintenance informatique léegi li ma gën a tëral mu après koor gi rek mooy réparation décodage portable nga xam ne fépp foo dugg biir gox bi di nga gis ay cantine nga xam ne yow tey sa portable bu yàqoo doo dem marché fenn automatiquement sa dëkkandoo mu la ko defaral ay machine dafa am ay action yoo xam ne yu ma demoon lijjanti à Dakar si benn projet boo xam ne si waa ay bourse la pour aider sama jeunesse bon bourse sa xam naa actuellement yàlla def na si jàmm actuellement nii yore naa 50 bourses yu xam ne dañ ma ko may bourse ku si nekk bu ñu la joxee fiche bi da nga koy remplir lu mu gën a gaaw en même temps te fiche yi am na ay école bi nga bëgg a jàngee école baa ngi si da nga koy coché nga remplir ko lii nga xam ne maanaam moo nekk ci kaw doo leen ko laal yéen li ngeen di remplir mooy prénom nom date de naissance téléphone école bi nga jógee bachelier nga am nga sa bac wala amoo sa bac nga préciser étude bi nga yem ban formation nga bëgg a continuer nga bind ko nga wax léegi renseignement complémentaire yi nga bañ ko laal loolu man maa koy remplir parce que man maa jël engagement maa signé benn pacte ak ñoom benn contrat ak ñoom ñu si wàllu bourse bi voilà léegi am école aussi yi ngeen bëgg a def yëpp mu ngi fii am na école yoo xam ne Dakar la nekk am na yoo xam ne Mbour la nekk am na yenn yoo xam ne bon Thiès la nekk ainsi de suite c'est des bonnes écoles bon ñii nga xam ne incha allah yàlla bëgg nañu continuer sa étude bu ñu mën nañu jël fiche yi après si Younous y a plus de 54 la sax bon 100 la mais pour le moment damay dugal 54. ñun lu ñu tax a jóg mooy développement ñun dañu bëgg a doon seen représentant si wàllu seen ambassadeur si wàllu président public. lii nag c'est des partenaires c'est des amis yu xam ne gis nañ action yoo xam ne maa ngi koy def biir Thiès gis nañ ko action développement politique sur le président public nekk na leen di président surtout ñu gis ni action yi may def. ñoom sa bopp ñoom proposé bourse yi moo teguma si baat moo tax ma saw si jàpp si laaj ñu ma si dara nag inscription rek laay joxe lu ndaw la mais nag modèle symbole rek laay joxe inscription yëpp ngi ni ay bourse entière la am na bourse am na demi bourse voilà moo nekk nii si loolu tamit comme ni ko expliqué rek xam nga ñu ngi si weeru koo tamit di baalu ñëpp di ñaan yàlla may ni téye lu bëri yàlla su tëral ñu parce que li may faral di wax rek léegi mouvement bi dafa am doxalin bu bees li may woo tax ma tey man maa sàkku rencontrer la jeunesse d'abord pour xamante ak ñoom damay bëgg yëpp lu jeunesse bi dugg rek man ma teg bët vraiment si tamit j'ai la confiance confier Younous mooy le président des jeunes vraiment maa ngi koy sant bu baax muy def liggéey bu am joon mais comme ni nga xam ne nit motul nit dañ koy jàppalante dama bëgg yéen ñëpp vous soyez une famille unie ngeen di jàppalante parce que tey mbooloo mooy doole dañu bàyyi bëggatuma ay détails dans le mouvement dama bëgg képp xam nga am nga benn problème wala dara na nga wax Younous aussi informé Younous aussi maintenant léegi dafa am lu ñu tuddee benn secrétaire d'état
moom mooy lan moom mooy Tima parce que Tima moom elle est en permanence moom mu ngi fi toog léegi moom laa dénk aussi tamit si wàllu yëpp base de données bi si wàllu jeunesse bi ngeen di rapproché aussi moom yëpp Youssou nag c'est le président des jeunes liggéey moo koy def bu paree nag daf koy jégal Tima def ne ko nii laa def président lii laa def man ma soog a jot si donc loolu doxin bu bees loolu yëpp bu ñu ko defee mooy lan rek c'est pour plus de transparence liggéey bi day gën a yokku rek parce que Younous Sawar macha allah c'est un professeur day jàngale aussi tamit du sacrifier tamit jàngam tamit ngir lan ngir politique parce que politique du métier ñun ñëpp yàlla sotti am nañu métier duñ fi nekk chaque jour di kii di wax ay kii ku si nekk am na fa xëy li may wax rek mooy dama bëgg toujours aussi avant la main sur ma jeunesse tamit di sant bu baax a baax ñi fi teewee ñi nga xam ne maanaam dañu jóge feneen ñoo fekk si ñu joxuñu leen dërëm joxuñu leen dara peut être ñu dégg si waa action ñu def li ñoo fekk si ñu li ñu wax rek mooy ñun on est des gens loyaux ñun li ñu fi nekk di yuuxu à gauche à droite di neexal kenn ñun li ñu tax a jóg mooy jàppale leen ngeen gis seen bopp changer doxalin bu xam-xam moom moo fi nekk ñëpp wax nañu suñu bopp lii nga xam li ñu tax a jóg mooy mairie bi mu ñu tax a jóg fexe lan parce que nit bu liggéeyee def nga résultat yi baax sax da nga waroon bàyyi keneen ñëw encore indi beneen expertise moo ñu tax a jóg moo tax ma décider yéen ñi ànd ak yéen parce que boo xoolee tey président tey ñu ko fal mooy c'est la jeunesse ñoo ko fal tey jeunesse bu ñu ànd ak yow rek doo dem de passage vraiment di leen sant di leen gën a ñaax si liggéey bi liggéey bi comme mooy faral di wax liggéey bi démarré na ñun diñ def ay liggéey bu xam ne ay soi-disant di chantage le président wala leneen ñu def ñu loolu ñun lu ñuy tax a jóg mooy suñu gox moo ñu ñor mooy Thiès moo ñu ñor am nañu expertise bi am nañu xam-xam bi potentiel baa ngi fi donc voilà am nañu idée boobu yàlla may nañu ko si loolu la ñuy jàng moo tax ñu ngi ñaan yéen ñëpp ñu fi nekk ngeen ñëw ni àndandoo ñu dóorandoo ñu liggéey suñu gox pour ñu mun a émerger suñu gox émerger Thiès man fépp fu ma dem rek sama position moo dem damay défendre Thiès laay défendre si wàllu recrutement yi si wàllu formation yi fu ma dem rek lu ma am Thiès laay wax laay bàkkoo di ngeen xam ne que am ngeen un leader bu xam ne kii très loyal leader bu xam ne kii ne ferme jamais ses portables heure boobu bëggee jot ko jot ma kii heure bu muy dégg benn wax naa léegi-léegi sax maa ngi dégg nii de passage di nuyu dégg na am na jeunes yu xam ne xaw ma leen dañu barki démb dañu demoon di def di ut ay dugg si kër yi def ay proximité pour remplir fiche yi dégg wax nañ ma ko ba ñu jàppale leen si yoon bi loolu sama fait mal au cœur woo naa kilifa bi wax naa ko erreur la nag day am xam naa parce que à partir ramasse loolu xam naa mais loolu aussi ni ngi koy ñaawlu tamit vraiment mais yàlla baax na yaa sutur am na kilifa xam ne ñu ngi dox si jéego bi dina leen bàyyi léegi yàggatul parce que bu mu ko teel a yëg avant ma ñëw fii foofu laa njëkk a dem c'était le commissaire bon di wax ne ni ngeen gën a dolli góorgóorlu rek li may faral di wax ni ñun on est un mouvement vraiment civilisé ñun duñu tooñ duñu provoqué li ñu tax a jóg mooy liggéey defar suñu gox bi nag ñun ñëpp ñoo war a àndandoo dóorandoo defandoo ko mu jaar loolu moo tax mu décidé tey xamante ak sama jeunesse xam naa leen ba pare sax ma gën leen dénkaat sama bopp ngeen dénk ma seen bopp parce que toujours aussi li may wax rek mooy je suis pas un leader boo xam ne kii toujours enfermé dans son bureau nekk Dakar tey non man je veux toujours être proche de vous nekk ak yéen di leen demmeeku di xam kii si nu mu nekkee est-ce que naka position am comment ça se passe lii moo taxoon tey man leen tey Younous il faut que ma dajale tey la jeunesse tey xool li mouvement bi tey ak ñi nga xam ne tamit nekkuñu si yoon nag mouvement bi ñëw nañu rallier si ñun tamit di leen sant bu baax di leen gërëm wala que duut ngeen si porte bu baax bi bon si loolu tamit vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm si loolu incha allah bu yàlla defee jàmm tamit koor gi démarré na rek koor gi jeex na jàmm salaam dinañu commencé defaale formation professionnelle yi mooy réparation portable bi ak yeneen yii dafa jàmp rek moo tax ni kii ko ni démarré ko mooy affaire la formation des jeunes bon il y a niveau bac wala niveau BFM ça dépend di ngeen gis fiche yi mais xam ne ñëpp ku nekk di nga gis sa bopp même ñi nga xam ne maanaam sax li may faral di wax rek mooy ñëpp mu ñu nekk dans les pieds d'égalité yàlla subhanahu wa ta'ala sax dafa sàkk doomu at ba pare ku nekk joxu la ku nekk dafa la wërsëgam dafa jox ñi tànn ñi tànnante ñëpp yemuñu si kanamu yàlla ñun aussi dites-vous que fii on est une famille vraiment soudée surtout loolu laa bëgg ku laal marigot dafa comme laa ngëma loolu laa bëgg ñu àndandoo ñu dóorandoo ñu liggéeyandoo pour l'émergence de la ville du quartier en tout cas vraiment di leen sant baax di leen gërëm jox tamit comme noo xam ne tamit waxee tamit mooy tey dinañ démarrer tamit soo ko nappee les marmés du cœur dinañ ko démarrer bon maa ngi dégg lancement bi incha allah rabi tey jaxaaw la Medina Fall mooy lancement bi après Medina Fall day dem Thiali dem Taaxi Kaw am na benn boo xam ne aussi permanence tamit biir jaxaaw pour dire que ñun moom on est des acteurs de développement
ñun lu ñu ñor mooy contribution moo ñu ñor ci wàllu lan ci wàllu askan bi loolu tamit dañ koy rafetlu li may faral di waxee rek ku si nekk fi nga toog dis-toi que tu es le président des jeunes tu es le président du mouvement li la tax a jóg mooy na nga liggéey na nga fexe dooleel sa base parce que tey boo leen ko deful ñeneen ñoo jóge fee def ko si à votre place yow loolu ngeen war a bañ nit fii nga dëkk da nga ko war a bëgg da nga ko war a fonk da nga fokk parce que fii macha allah ñu fi taw yëpp macha am ñi nga xam ne am nañu xam-xam am na nga xam ne xam-xam bu nekk nag foo laal am nañu foo laal rek am na fa xam ne tan nañ fa vraiment man si doxin boobu laay doxee pour lan le président waxoon rek combattre l'inégalité ñëpp nekk dans le même pied d'égalité ki nekk directeur général ki nekk ministre ñëpp fi benn nañu on est dans le même pied d'égalité nañu jàppandoo àndandoo li may faral di wax toujours élection locale yi c'est pour bientôt nañuy fexe jàppandoo pour lan fexe jël mairie bi suñu loxo ñun jeunesse bi ñu jël ko liggéey suñu gox ni xool est-ce que réellement ñun ñii bu ñu jox mairie bi dinañ liggéey wala duñ liggéey parce que wax neex na mais jëf bi moo jëf ñun presque mun naa wax li ñuy def yëpp mairie mu ngi koy def di sant bu baax a baax ñi fi teew ñëpp di leen gërëm di wax ni que rek vraiment gis naa tamit seen taxawaay si biir mouvement bi parce que tey li ma gis tey nii rek sama xel dal na lii mosuma ko gis c'est pour ça j'y tiens beaucoup man aussi tamit nit bu xam ne laa dama ñaan njort dama bu saak rek ma ne am convoqué ma la jeunesse li ma faral di wax rek wax naa ko man ko ñun fii on fait plus de théorie président am naa lii am naa laa na ngeen liggéey boo liggéeyee nga ñu ne ma lii laa liggéey nga woo leen nga wax carrément ni aussi comme noonu nga xamee tamit carte yi doon nañ ko jaay carte yi démarré na def nañ plus de 10 000 cartes macha allah maa ngi dégg léegi ak santé bi ne ma pratiquement moitié dem na donc da ngeen gën a door di góorgóorlu tamit si wàllu carte yi ak surtout aussi tamit si wàllu ñi tamit képp xam ne fi nga nekk sa kër sa koñ foo nekk rek na nga représenter le mouvement ànd sokku Sénégal mouvement mooy xam ne mooy la il est là pour tout le monde il est là pour les apprentis il est là pour les keroog gis ngeen li action bi ñuy def kan moo ko xalaat nga jël ay bu dawkati voiture nga xam ne ñoom ay macha allah ay borom kër ay njaboot nañu ay borom kër ay responsable lañu nga jël ay cadre unité de sang nga teg seen loxo mais loolu lu yéemaan la loolu ba Dakar ñëpp dañ koy ni mais yéen stratégie bi fu la ko jëlee non c'est normal parce que lu war loolu mooy lan ñun duñu gisal ñun ñëpp lañu considéré suñu bopp ñëpp di na ngeen def seen bopp rek fii on est une famille soudée duñu nangu nag ku jóge si àll bi ñëw ngay da ngay tas si famille bi ça je le fais pas du tout j'ai l'habitude de le dire sama jeunesse bi dama bëgg ngeen no jeunesse bu suudeewu ay waxantu yu sew buggutuma ko dans le mouvement dama bëgg un mouvement solide un mouvement boo xam ne am na secrétariat permanent mu ngi fi ku fi am benn idée wala benn soxla rek boo ko joxee man ma jot si wala xam ngeen man sama horaire man toujours weekend bi maa ngi fi chaque fois lu mu xat-xat maa ngi fi bu mu ñëwee mun nañ toog président lii la xaar lii laa ma xalaat ngeen gën a jàppalante rek ngeen gën a doolante moo tax j'ai dit à Younis il faut que ton bureau là tu le revoies il faut que mu am président am le secrétaire général am commission finance am commission d'organisation c'est important parce que jeunesse mooy yëpp nga xam ne tey jigéen ñi tey si ñoom ñii léegi dara bu ñu def une conférence wala dara il faut tamit ñu dugal sa loxo bu doo man si jeunesse bi laa bokk rek non non même bu mag yi wootee sax da nga war ñu assister mais nga xam sa place parce que nit li ñuy wax rek gis nga discipline dafa baax si mouvement ñun nekkuñ si benn parti on est des alliés du président Macky Sall dañ koy jàppale parce que le président il a une vision pour le Sénégal pour la région de Thiès si contexte boobu nañ koy jàppale bu ñu gisee lu ñu doy nag lu ñu doyul am nañu droit référé carrément kenn duñu amer ñu on est indépendant on a un mouvement indépendant moo xam ne on est des alliés du président Macky Sall nañuy jàppale parce que mission bi muy def mission boo xam ne dañ koy rafetlu ko parce que boo demee ba xam ne yaa ngi toog nga ne man damay supprimer poste premier ministre pour lan pour gën a jege population bi pour gën a jege le dossier am na dossier yoo xam ne tey boo duggee sama bureau tey dina am fi doon ma téeméeru année fukki at mu foofu parce que boo ko amul ñu koy suivre président nag loolu la bañ moo tax léegi nee na moom dafa bëgg xam yépp nga xew si dëkk bi léegi moo tax si loolu tamit ñu ngi koy saluer de passage bu di ko rek li mu président wax man tamit loolu laa bëggoon tamit mu nekk dans le mouvement dañu àndandoo dóorandoo tamit nii bañ am léegi rivalité ay këral insecte bëggatuma ko faites un bureau solide un bureau boo xam ne moo fa bureau boo xam ne chaque semaine chaque 10 jours naa leen rencontré nga xam ne les inconvénients nga xam ne les problèmes que vous avez confrontés moo tax on a fait def na ay feuilles de route chaque quartier bu nekk cellule bu nekk ni xam quels sont les problèmes diw gisuma diw lu xew ba jàmm nañ ko seeti lan la diw non non man di laa bëgg yëpp bëggatuma ko dama bëgg ñu ñëpp ni yëgandoo di xam di demante aussi c'est important tamit c'est important moo tax un jour ma ne bon voilà tey ndax laay seeti parce que loolu mooy la mooy day gën a jege population bi tey ku gis président tey dem nga seeti ndaak ñu mais ça c'est rare ñun fii on est modeste on est simple ñëpp benn nañu
liggéey rek moo ñu tax a jóg pour lan pour askan bi parce que lii si jaamu yàlla la ñu moo ñu tax a jóg moo tax ñu koy def du question poste wala leneen duñ fi nekk di ay nii ñu intéressé wuñu pour lan rek suñu gox moo ñu ñor pour lan pour jàppale yéen ñi nga xam ne maanaam ay jàmbaar ngeen jàng ba toog seen yaay di sonn guddi bëccëg am na maire yoo xam ne seen gerte caa sañ toog di jaay pour lan pour seen doom mais ñooñu ñu bëgg mu deñ waaw vraiment ñoom ñoo fal président loolu ñu bëgg nag vraiment que ñu naan si njukkal vraiment di kontaan si yéen bu baax a baax di wax ne rek man ubbi naa la sama porte s'il y a des problèmes discussion les problèmes ni réglé ko donc Younouss aussi yow ci yaa jiite jeunesse bi li ma lay ñaan rek mooy soit souple da nga wàcce sa bopp wàcce nga sa bopp sax et puis aussi tamit yaa uuf njaboot ku yombul di jiite kër yombul sa kër sax boo fa nekkee parfois du neex donc jiite moo ñu bëri xam ne mais jiite ñu bëri bëgg nañu ko mais dafa yombul góorgóorlu nekk nañ si ginnaawam lu la jaaxal rek waxtaan ak nit yi bul gaaw a mer da ngay dal et puis tamit yëpp lay def rek waxtaan ak sa mbooloo vraiment tam gis naa seen taxawaay bu baax a baax macha allah maa ngi ko rafetlu bu baax a baax mais continuer tam gën a tamit dolli dem vigilance si li ma la wax nga bàyyi si xel bu baax waaw di sant baax ñëpp di gërëm tamit surtout aussi concernant tamit les cartes si vous avez des problèmes comme pour Younouss par exemple du fi nekk le secrétariat baa ngi fii aji mu ngi fi macha allah di remercier bu baax a baax parce que ñi aussi tamit chaque jour ils sont là en permanence kii ma aji di remercier ñëpp et puis dina gën a tamit renforcer tamit surtout bureau ko si wàllu communication tamit c'est important tamit ngeen xool ñu yëpp la ñu rafetlu rek mouvement bi rek incha allah rabbi pare naa ubbi naa leen sama bunt yëpp loolu la bëggul leerlu tamit ngeen wax ñu ko ni jóg si ñu leeral leen li may faral di wax rek nit bu la yàlla dénkee njaboot da nga leen di uuf waaw nga bañ a def la neex nga bañ leen manipuler comme nu bëggee man loolu laa bëggatul parce que ñu ñëpp jànguñu politique on n'est pas des docteurs on est ñu li faral di wax rek ñu ñëpp ñu toog technicien lañu si ñun am na nga xam ne tey boo leen joxoon tey kër sañ tabaxal ko léegi-léegi am na ñi nga xam ne tey boo fi amoon problème nii defal boo fi amoon xar nga bëgg xar bi màgg sax mu ne la ko gérer léegi-léegi façon ñi couche bu nekk mu ngi dans le mouvement dañuy jàppalante rek jàppalante bu baax a baax fi may daanal rek mooy ni ñu gën a jàppalante ni ñu gën a am yërmande si nit yi surtout macha allah tamit gis naa ne vraiment dans le mouvement jigéen tamit ay jàmbaar nañu c'est pas pour rien que ma supprimer les amazones Abidjan pour lan rek pour ne pas créer de frustration ñëpp benn nañu c'est benn bureau def na un bureau national un bureau boo xam ne tamit s'il y a un programme message yooyu tamit ngeen éviter les messages trop de messages xam nga lu tax ñëpp amuñu lire message man j'ai reçu plus de 100 messages par jour du mu am temps lire sa message moo ne bu guddi ba xam ne tëdd naa waaj nelaw sax ma xool sa message yi parfois ma tontu waaw parfois nga yaakaar ne maa ngi ko lire naa message yàlla xam ne que liiru ma ko comme secrétariat tamit mu ngi fi tamit s'il y a des réunions rek ñoom ils vont informer tamit à tout le monde s'il y a des problèmes des contraintes yi ngeen am aussi tamit si wàllu tamit mbedd bi si wàllu civil seen wàllu gox ngeen ñu informer secrétariat bi mu def ko genre benn fiche mu jottali ma ko maa ngi sant baax di leen gërëm vraiment di sant baax et puis aussi tamit indaale naa tamit ay t-shirt xam plus de 200 t-shirt si je me trompe pas 100 t-shirt pour lan pour dire que mal bi ko ubbi nañ ko tey ñaan yàlla may ñu vraiment ñu teewe ko dé bëri yàlla sutural ñu jàppale ñu si li ñu dox yàlla may ñu si ndam parce que ñun dox ñu caaxaan li ñu dox mooy dëgg moo tax ñu tax a jóg sinon ku nekk mu nga toog sa kër gérer li ngay gérer mais li ñu tax a jóg mooy duñ toog croiser les bras rek di bàyyi ñeneen di souffrir loolu mu ñu tax a jóg moo tax di jàpp ñëpp donc aussi sur la jeunesse gis naa seen taxawaay élèves yi tamit am na ñu mu woo sax ne ma tey mu ñëw dañu am cours ma ne leen dama leen continuer seen cours waaw di ngeen jotti leen si ngeen jotti ma leen ñëpp seen nuyente vraiment salutation les plus sincères dégg nga vraiment di kontaan bu baax a baax jërë ngeen jëf merci